alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi kon alhamdulilah dellusiwaat nañ yàlla na yàlla dimbali ñu ba ñu mottali kon ñoo ngi feddaliwaat sunu ñaan jëme ko ci soxna Aïchatou Diouf di sëru imam Yahya Diouf di ko ñaanalaat yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla baal yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na ko yàlla jox aljanna moo ko Serigne Touré di borom këru alxaaji soxna alxaaja soxna Ndey Njaay Saasuna di jigéen ju baax di tabarakallahu doomu nitu yàlla bu baax di ñaan yàlla yërëm leen ñoom ñëpp di ñaanal tamit seeni njaboot imam Yahya Diouf yàlla na yàlla may ko xolu muñ yàlla bàyyi ko fi moom it bàyyi fi ay rakkam bàyyi fi ay mbokkam yëpp tabarakallahu may leen xolu muñ daal ñoo ngi leen koy ñaanal ndax yëf yi xaw naa metti lool te bette waaye nag yëfi yàlla noonu la yàlla moom kenn yilifu ko moom mooy décider lu ko neex di def lu ko neex ci ni mu ko neexee ci fi mu ko neexee ci ki ko neex waaw kon nag yàlla nañu yàlla xiir ci lu baax rek ba tabarakallahu su yëf yi ñëwee rek fekk ñun ñëpp ñu am ngërëmam yàlla nañu yàlla boole gërëm ñun ñëpp boole ñu jéggal boole ñu sutural àdduna ak àllaaxira comme incha allah dañoo bëgg contribution yi ak question yi incha allah moom la ñu bëgg moo tax ñu coupé kii bu njëkk bi incha allah ngir mën a ber waxtaan wi ak contribution yi incha allahu taala yàlla nañu yàlla boole dimbali kon dafa mel ni Hadj Ndiogou Mbodj moo ngi ci ligne bi incha allahu taala ñu bàyyi ko mu dugg moom it mu mën a def waxtaanam su paree incha allah sëñ Omar Dukara ak sëñ Baye Fall Ndiaye ñoom ñëpp incha allah war nañoo dugg donc tey dañ doon ubbi rek ngir yeesalaat ñaan jëmale ko ci mbokk yi waaye tamit indiwaat waxtaan jëmale ko ci la notion de ziara ba ku déggati ziara rek xam maana ziara ak li nga xamante ne moo laxasu ci ziara Hadj Ndiogou waaw salaamaaleykum sëriñ maa ngi ziara waaw bismillah kon mbokk yëpp a ngi lay déglu Mbodj waaw salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziara di leen baal wax di leen baal di ñaan yàlla barke leen ko ci yëpp ñoo ngi jiital ci nuyu yi suñu sëriñ mu nuyu njëgën di ñaan di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér teg bàyyi ko ci kanam mu jëwal ko ci kanam ak kanam amiin yaa rabbi ziara suñu waajur yeeg suñu mbokk yeeg mbokk yi nga xam ne ñëpp ñu ci liñ bi di teewlu waxtaan yi ziar aussi mbokk yi nga xam ne ñëpp tam ñu ngi koy suivre ci YouTube bi di apporter seen contribution tout le temps di indi seen i xalaat seen i gis-gis ak seen sensation maanaam mbiri li mu def ci ñoom ak li mu leen jural ci xam-xam loolu lépp tamit ñu ngi ziar mbokk yëpp di leen ñëw di leen ñaar yàlla barkeel yëpp di leen ñaar tamit tuuti fan ak wér liggéey bi nga xam ni yaa ngi koy def yàlla barkeel yàlla koy gudd fan ak wér sàmm njaboot gi soxna fi bokk njaboot gi yëpp yàlla may tawfeex gudd fan ak ñëpp incha allah ak yeneen mbokk yëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci àdduna bi dañu suivre tout le temps ak en toute période quel que soit les alhamdulilah waaw alhamdulilah tey bu ko defee thème bi ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax vraiment ndax thème bi moom parfois thème bi sax parfois da lay jaaxal da nga naan waaw thème bi da nga yaakaar lu simple la fekk ne buñ ci duggee da mel comme genre élastique rek day soo xëjee rek daanaka day tawee dem rek donc yàlla defal lépp ba ñu gën a am compréhension bu gën a baax incha allah ci lépp loo xam ni ñoo ngi koy def incha allah yooyu tamit waxtaan yi def tamit am na solo lool donc yàlla sere na ni chaque jour dañ ciy jàng chaque fois buñ koy suivre di ko xoolaat am buñ koy dugal sax teewul lañ koy dégluwaat waaye tamit chaque fois dañ ciy jàngaat gis yu bëri incha allah su ko defee thème ziara bi dem moom defoon nañu introduction rek comme ni nga ko waxee woon dem waaye bii moom bu tay bi moom continuité rek la ndax xam naa ni da nga dugg ci étymologie bi maanaam mot bi li nga xam ni ci lu bëri ci lay rapporté nga xam ne ak champ lexical bi li nga xam ne yëpp ñoom ñooy boo ci wax rek automatiquement saxal day dem ci loolu donc ñu ngo yàlla bu wax ne yàlla defal lépp ñu moom terme ziar dañ koo tàmm tellement que parfois da nga koy wax sa doo xam tellement dafa dem ba dafa nekk suñuy kàddu koo gis ni automatiquement li ngeen di kasaat mooy saay maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar donc moom
parfois ñu ni ziar parfois ñu ni ziar wala gars yi ziar tout ça yëpp te xamuñu ne sax ni déclinaison yi am yëpp xamuñu sax sens bi. mais comme dafa nekk lu automatique ba nga xam ni moom daanaka dafa xaw a moñaale suñu langue bi donc loolu tamit baax na tamit nga xam tamit ban taxawaay lay taxawu donc loolu tamit vraiment lu am solo la. donc yàlla baax na. yàlla sàmm. Njóogu bala ngaa dem bi may présenté thème bi am na ñaari point wala ñett yoo xamante ni dama ko fàtte tudd te incha allah dinañ ko leeral te duñ ko leeralee tamit gars yi dinañ ci dégg yu doy waar mooy am na lu xamante ni ñun ñëpp dañ koy def nit ñu bëri sax même ñu dul jullit dañ koy def mais l'islam daf ko fonk loolu te waaye nag l'islam des religions boo xamante ni dara du hasard. waaw xam nga tey jii par exemple du ma laajoon mbokk yi lan moo tax ci l'islam ñuy joxante loxo xam nga ko question la Njóogu. waaw loolu da jar naa leeral. waaw lan moo tax ñuy joxante loxo lan la ci yonent bi di dàkk bay wax ne nañuy joxante loxo di def li ñuy wax musaafaha mooy joxante loxo. waaw. moom la ñuy wax saafante. waaw moo ngoog saafonte nag mooy musaafaha mooy ñaari poom yi laalante. waaw yooyu yëpp dinaa ci feeñal ay sew-sew même ci nuyoo yi dafa am ay signification. waaw nuyoo yi dafa am signification bokkut ak nuyoo l'islam nga xamante ni musaafaha lañ wax nit ki da ngay sentir tàngooru loxoom du ay baaraam la lay jox du diggu loxo du catu loxo déedéet daf lay nuyu ba mu mat dafa am na lu ci yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam xam nga loolu jar naa leeral ak li ñuy wax muanaqa mooy mbaggoo moom la ñuy wax accolade waaw yooyu yëpp incha allah am na waaw kay am na lu muy signifié nag am na lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yooyu yëpp bëgg nañ ko leeral donc yooyu yëpp ay direct spécial la incha allahu taala waaw ma ngoog loolu laa doon dolli rek bala ma koo fàtte incha allah bismillah. incha allah waaw loolu la jar naa xam moom. waaw waaw xam nga bi ngay jàng Laxdari yow xam nga ni wax nañ la ne la wala yaxillu lahu wala yaxillu lil mukallafi an yafala fi'lan ma ngoog waaw góor xaaj njóobu ma ngoog mukallaf warul jëf benn jëf lu dul war naa xam lan mooy atte yàlla ci loolu waaw ab jullit warul sàggan ba ab keneen du ko woowee laaj ko dara muy nakk-nakkal wala muy inventé histoire wóorul waaw bismillah agalel alhamdulilah loolu de moom alhamdulilah noonu la yàlla may dégg topp amiin amiin ya rabbal alamin ci barke sallallahu alayhi wa sallam am na solo loolu moom mais sëriñ bi kii rek nuyonte bi est-ce que tamit jaayante rek la bokk mooy bi ngay nuyoo sa nuyu bu dëgër boobu noonu waaw foofu lay dugg parce que waaw parce que nuyoo yi dafa am ay façon léeg-léeg nuyoo bi nuyoo rek la léeg-léeg nuyoo mbëggeel la léeg-léeg nuyoo jaayante la parce que musaafaha bokkut ak mubaayaa joxante loxo la waaye foofu day am jaayante buy am waaw bokk tamit li ñuy wax bayaa bokkut ak mubaayaa parce que bayaa ñi ñu yilif ñoo koy def mooy maa ngi jaayante ak yow sëñ bi wala amirul muminin wala le commandeur des croyants wala gouverneur bi bokkut ak mubaayaa da ngay jaayante ak man ma jaayante ak yow waaw mu ngoog mooy musaafaxa rek moom la ñuy wax ci wàllu conjugaison mooy verbe ay verbe interactif la c'est-à-dire que waaw doo déggee mubaayaa musaafaxa muaanaqa terme yooyu foo ko déggee ci arab mooy du kenn nit moo koy def xam nga nuyoo benn nit du ko def da nga may nuyu ma nuyu la ñu nuyoonte da nga may jox sa mbagg ma jox la sa mbagg kon dañoo mbaggoo da nga may wax ma wax la kon dañoo waxante donc y a toujours une interaction un échange dañ koy jokkalante waaw
mooy li yàlla wax ne yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu gis nga waxul li ta'arifu de li ta'aarafu ngeen mën a xamante danga may xam ma xam la waaw tabaadul moom la ñuy wax tafaa'ul wasnu tafaa'ul la waaw mooy faa'ala yufaa'ilu mufaa'ilun tafaa'ulun jëflante la jokkalante la waaw kay moo ngokk ok waaw bismillah waaw waaw incha allahu taala waaw waaw ndeysaan al alimul allama ndeysaan ndeysaan muy tamit waaju baax waaju pédagogue waaju yéwén koo xam ni yàlla rek moo ko ñor te tamit disponible non mais macha allah ba noppi modeste waaw modeste nekk borom xam-xam daanaka ki koy jàngal oustaz Mansour Wade waaw al arif billah te oustaz Mansour Wade wax na ni man li ma xam yëpp jàngal naa ko dëgg la de kon nga xam ni kooku moom lu mu boole ci boo ko gisee doo ko sax foogee déedéet baaxaayam yaroom waaw déedéet xam nga njóogu xam nga moom wax naa ni du yomb lijjanti mbiram moom oustaz lim xam yëpp daf ko boole nag du tardé benn waxtu jàkka ja du tardé wasifa fajar du tardé ba wasifa ngoon yoon foofu ca jàkka ja maa moom yëgu boobu man yëgawul li man ma laaj man tamit xaw ma ni ma nga xam mais chaque fois ci mu laan wóor fa la ñuy daje te suñu paree dañuy ànd ci liggéey dëgg la man de du ma sëlmal fajar mukk te gisuma ko bu nekkee Thiès du julli timis mukk man nag xam naa ba du ma ko woo sax ginnaaw timis parce que xam naa ne day wasif waaw jàmbaar la nit ku moo ko imaam Yaxya Diouf mii tamit ci ñu ñuy jàppale ci page Safina bi ci la bokk page WhatsApp Safina bi imaam Yaxya bi sërëm gaañu incha allahu taala amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin dëgg la de ci li mu toll ci niveau xam-xam mais boole ko yéwén déplacé wu boo ko woowee parfois yaa koy wax sa ni ko oustaz cours bi kañ lañ ko def mun la noo naa ñëw nga xam ne yow ku lay jàng si ko dee di la neexal loolu moom di la neexal man nga xam ne waaye ci mi ngoog daal tabarkalla jàmbaar la de jàmbaar la dëgg yàlla nit ku baax la macha allah mais Serigne loolu tamit moom nit moom soo xamee ki la yar rek nit moom boo xamee ki ko yar rek automatiquement jikkoom en gros la benn te moom Serigne Mounirou moo ko yar donc moom kon moom boo gisee Serigne Mounirou da ngay xam ne kon ki lay moom nii rek la mën a mel dëgg la parce que mi ngo kala yar moom toujours mooy déterminer yow sa comportement ci bari effectivement waaw te Serigne Mounirou moom lañ ko tuddee moom moo ko yar lépp moom moo ko defal donc kooku mën ta mel ni dul ni effectivement tamit ñu ngi koy jiite bu baax a baax macha allah yàlla doole defal lépp amin dëgg la moo tax moom tamit c'est la même chose wallahi ils sont modestes nit ñu baax lañu amin ya rabbal alamin xam ni dina former ay millions amin ya rabbal alamin ay millions jaar ci moom mokkal alquran ay millions yi jaar ci moom ba mën lépp loo xam ne soxla nañ ko ci xam-xam ak taxawaay bi nga xam ne lépp war nañ ko def ci diine ji ndax diine bi soxla na ko sëriñ bi dëgg la dañoo nekk ci jamono ji doy waar diine ji dafa doy waar nit ñi da ngay toog nit ñi kenn xamatul foo jëm nit ñi daal ils sont dañuy jaxasoo waaw nit ñi xam ils sont désespérés la ñuy yaakaar duñ ko fa fekk wala tamit discours ba ñuy yaakaar moom lañu soxla duñ ko fa fekk wala tamit jotaay yi nga xam ne fa la ñuy dem yaakaar fa mbir dañuy dem toog commencement ba fin duñ fa dégg dara lu dul ay mi ngoog daal sëñ bi luy daal doy na waar yal nañu yàlla sutural amin ya rabbi alhamdulilah foofu nag ci laay xam naa foofu ci laay defee tradition waaw pour dugg ci message lu ndaw si waaw mbokk mi waaw vraiment ndax contribution bi am na solo
lool sëñ. bismillah. vraiment moom xam naa ni ñu ngoog jamono ji daal sëñ bi daal vraiment yal nañu yàlla may taxawaay incha allah. amiin ya rabbal alamin. boo xam ne bëgg nga liggéeyal diine ji rek yal na yàlla may taxawaay. amiin nit ñi bëgg nañu waaye nag ñu ngoog dafa doy waar. dëgg la de. dafa doy waar lool vraiment. yàlla baax na yàlla defal leen waaye nag incha allah xam naa ni damay lire contribution rek bii nii. waaw bismillah. waaw comme ça donc après xam naa tamit dinañ ci am yeneen buntu yu gën a tijji. parce que tey mi ngi wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ moom ñoo ngi lay ziyaara di ñaan nga nangul suñu ziyaara. may jégalu lool di baalu ak di la remercier pour sa patience di ma lire c'est vrai que audio moo gën a gaaw mais damay jigéen moo tax di am mbégte lool. mais mitigé ak naqar waaye alhamdulilah ala kulli xaal def nañu si dégg seeni kàddu ak Thierno Omar di ko ziyaara di ñaan mu nangul ñu mais aussi mbokk yi duggoon ci direct bi Serigne Ndiogu Sëñ Daabay ñu leen di ziyaara di jàng mbokk yi wàcc liggéey yàlla na suñu borom wàcce yërmande ci ñoom amiin yokk leen leer amiin yoo amiin ci ñaari tedd yi ngeen ñaan pour ñoom ak suñu mbokk muslim yi fële ca Nouvelle-Zélande ci suñu nouveau bi insignifiant on condamne néanmoins fermement les actes yi ñoom ci suñu xol alhamdulillah suñu mbégte sëriñ mooy suñu dégg yëpp si waxtaan bi macha allah nuru na suñu ruux mais ubbil nañu ay buntu réflexion maa Ousseynou Ndiéguène kàlla augmente sa lumière tax ñu si barkeem tooyoon na suñu xol ci zikri maqaama maktum xanaaw bi ko suñu borom defal ci maam Seydina Cheikh radiyallahu anhu li la suñu borom jagleel nga feeñal ko ci maam Ousseynou ça nous a donné envie de le connaître plus macha allah xam mag ñi dafa am solo am ku xam mag ñi te dina xamle soxla nañu ko sëriñ avenir bi suñu njaboot dafa inquiétant wax nga si suñu sàgganee tuuti les opposants de l'islam jël seen ruux ndax ñoom dañoo pare te ñun suñu jeunesse bi moo ngi immergé ci sommeil à son réveil il verra la première tasse qui sera présentée à lui et l'opposant de l'islam dispose de tasses moo ngi ci préparé ay cocktail te xaar ku mal il est donc plus qu'urgent qu'on les réveille et qu'on les éveille je pense que de la même manière il faut combattre une maladie à sa source cellules cancéreuses le combat ak jeunesse bi mooy cibler les pistes yi tax seen jikko mën a defaru mooy la source nañu dekkilaat mag ñi di jéggalu si terme bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk bëggoon naa fi à son époque bokk ci saxaaba ngir joteel et alhamdulilah ndax li mu fi bàyyi ak mag ñi ñi mu ñu royloo mu gën a moo ñu mën a may ñu dem ba am mahabba boobu malgré que fekk wuñ jamono nañu topp ki nga war a topp mooy indi dem ba sopp indi roy indi mooy attaquement ferme ba indi dem ba doo tàggoo ak moom ba di tàggoo ak mooy ba indi dem ba di tàggoo ak mooy bàkkaar rek ak bàkkaar donc ci sama gis-gis bu gàtt jot nañu defar jikko génie forger leen seen caractère ba dara du leen këf parce que pour la plupart ils sont à la recherche d'identité inconscients qu'ils en ont déjà eu subhanallah ils ont perdu la notion d'où je viens auprès de qui se fera mon retour cette identité ils la recherchent dans les réseaux sociaux et se retrouvent inéluctablement à la merci des opposants de l'islam. On ne les a armés d'aucun bagage. Ils n'ont pas de conscience nécessaire, et cela dans tous les domaines confondus. Pour se défendre, représenter leur dîme à travers leur connaissance. On en voit même ici des gens qui ont à la limite
à travers d'exemples concrets, soit par peur d'être stigmatisé, extrémiste ou autre. C'est grave. jàng dafa am solo sëriñ te àdduna chaque jour nit dafa war a jàng muy ci kër ga bureau ba école ba mbett ba rencontre bu nekk doomu aadama daf si war a jàng di gëstu mais jamono changé na ba tax dañoo wàcc suñu ànd éducation nationale mu dem à la ligne def benn diire éducation nationale nos enfants passent plus de temps à l'école ils apprennent plus de l'Occident que de l'Afrique, encore moins de l'histoire du Sénégal. Des héros de bataille, les vaillants de l'islam. À la maison, kenn talul kenn portable yi ñooy wéttali Cheikh Google te donne les news en vogue avant que tu ne les demandes. Jox la exemple actu si star yi te suis le mouvement tu te nourris de ça les actus de star. Tu parles de musique avec ton entourage, cette star devient ton moyen. Avec sa morom, vous refaites le monde sur les choses bâties. Les jours passent, les années. Tu n'as en réalité rien construit. Un jour arrive où tu es père ou mère de famille. Amoo benn bagage ci sa wàllu diine boo mën transmettre sa doom. Sa julli taf match bi ngay bañ a luppe. li ngay jox gëdd rek la sa doom di fonk li nga jox gëdd rek la sa doom di fonk. pensant que loolu moo baax. Allahu akbar. exemple yi bëri na. exemple yi mën nañu fanaan. mbedd mi dafay jël wàllam ci solo yi démarche yi façon de parler yi. donc ana fan la ñu war a ciblé pour éradiquer feebaru xol. buntu yëpp tëju na sëriñ. foo xalaat rek opposants yi jiitu nañu fi. ci ay pexeem ba am impact bu doy waar ci jeunesse bi man damaa yaakaar ne suñuy wutal régler problème bi pour faj xol yi solution bi lu lenn lu dul jàngali jeunes ñan ñooy mag ñi suñu réew dafa riche ak ay nit yu tedd macha allah gëstu woon xam leen dinañu fier ci li ñu suñu borom defal danañu jàng bëgg leen jàng def ni ñoom représenté leen donc doxal sunna Sayyidina Muhammad ba kenn duñu këf kenn duñu yëpp mais dañuy nekk ay modèle ba koo nekkul si diine bi sax bu ñu côtoyé dina am curiosité découvrir lan moo tax ñu mel nii macha allah yit taalibe seen yit di wër xalaat yi ñoo ngi fi mais il faut que action yi topp si sëriñ yéen suñu borom dégg kat ñuy ñaan suñu borom dimbali leen ngeen propager trésor yi xam le mag ñi ñu jël leen comme modèle pour xam si prophète Seydina Muhammad l'aimer davantage et donc accéder à Allah tooy leen xoli si bëgg mag balaa Cheikh Bouba di noyé suñu jeune te ñoo ngi bàyyiloo xel sëriñ yi ñu ragal yàlla bañu xëcc nit yi si ñu am cofeel si ñoom mais ci suñu yonent Seydina Muhammad mbokk may wax ba tey de Njoogu waaw bismillah dañu bàyyi di jël bu nit yi si ñoom li may wax lu ma xam la jeunes yu bari sax bëgg naa ñu xam jàng mais dañu ragal sëriñ si à cause de ces choses là lañu bàyyi conférence rumbaay yi di wax ak nit dëgg nañu bàyyi conférence rumbaay yi di wax ak nit di dëgg jox leen yàlla kese bu ñu amoon fukki sëriñ moo wax jëf te yàlla rek tax ci réseaux sociaux yi soppeeku mën naa am incha allah dafay may wax ci sama xalaat bu gàtt c'est possible que ça existe déjà mais su amagul baaxul na mu am un haut conseil des sëriñ et oustaz mbooloo mooy doole yu rëy nii te yàlla rek moo leen ñor ñu xool naka la ñuy encadrer jeunesse jeune lu mu gis mu am ampleur mu roy ko inconsciemment alors propager la science l'amour des awliya et que chacun se charge comme mission d'amplifier cela autour de soi et cela non pas en faisant de la propagande bien sûr mais
arrosé aussi lu jar a bàyyi xel papa lu mu jàng ci sëriñam bu mu ko yamale ci boppam bu demee këram na si waxtaan ak njabootam xamal leen bañu màggalee ak loolu bañu màggaale ak loolu communication dafa am solo yëg-yëg bi nga am bi la sëriñ bi di wax bi la sa sëriñ di wax par exemple maam Cheikh Omar Foutiyou Tall par exemple jottali ko sa soxna say doom même s'ils ne comprennent pas tout le fait de te voir heureux quand tu en parles ça déclenchera inchallah en eux xol yi set et dinañu dem ba bëgg ci nga leen di wax te wallahi je parle en connaissance de cause dafa am solo may dénk sama bopp ak mbokk yëpp ndax cofeel dafa garaaw am nañu ko am ci jigéen wala ci góor mu jaral leen bàyyi seen famille cofeel dafa garaaw am nañu ko am mais ci jigéen wala ci góor ba mu jaral leen ñu bàyyi seen famille donc nga xool ne suñu amoon lu jaral loolu jaral leen ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du leen gën a egg yàlla nañu yàlla jàppale te yaral ñu suñu bopp te yaral ñu boppam mënuñu dara yàlla mooy yar mais wasu àq daf ñu war ba suñu borom diñu fekk si ba suñu borom diñu si fekk si foofu mu suñu sosoo yàlla na suñu borom jàppale yàlla ba nga egg amiin may jégu loolu sëy ci roman bi yàlla xam na ko dafay wane ni rek say waxtaan am na solo di reflété njariñu say wax say di reflété njariñu say waxtaan macha allah mooy wax ba tey jot nañu ci yow nit bu ouvert bu bëgg gëstu bu xeebul benn contribution c'est un signe de grande générosité d'humilité bu ñu gis ne suñu borom baaxee na la ko ba tax ñu sentir bind joxe suñu gis-gis ci sa waxtaan lu ñu musul def yàlla seede na loolu Allah nous préserve abadan ba tey mooy wax pour jeexal saison bi ngeen ubbi am na solo trop ndax sëriñ bëgg naa laa ñaan man ak samay mbokk jigéen nga jam ñu bu baax a baax ndax sëriñ gisuma di nekk Tiwaawan wala feneen mais li xew fees metti na ma ba ci kanamu yàlla sëriñ ba si rawlu Cheikh soo yàlla woon selfie waxtaani commerce gi keroog dama jooy sama xol tàng ma mer ba mënatuma woon contrôler sama émotion ma toog ma ne dootuma ñëw di ay période ziar ay période gàmm xoolal loolu sëriñ avion bi yëpp dama jooy ndax am ma yàqin te sama ziar nangu na tellement xaalis ma fa jëfi yàlla nañu suñu borom jéggal wallahi jigéen mooy aar njabootam jëkkër mooy defar soxnaam jihaad bi jiitu si kër gi papa bu jógee xadara jihaad bi jiitu si kër gi la ma wax ba tey papa bu jógee xadara wóot na raconté yéeg-yéegam lu mu fa jëlee lu mu fa jàng na ko jàngal soxna su yoree su yar njotee soxna yi am yóbbal bu takk bu mu mën a jox njaboot gi incha allah ñuy baalu àq bu baax a baax sëriñ di la ñaanal suñu borom di la ñaanal suñu borom yàlla xam na ko alhamdulillah soldat daf ko doon soldat Seydina Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu amin wasalaam alhamdulillah sëriñ waaw bismillah waaw ñëpp nga la doon déglu attentivement aussi yaa mi ñu doon nag waaw naa ni peut-être français bi ak wolof bi lañu boole waaw baax na ni moo tax lecture bu xaw a am tuuti kii waaw mais baax na ndax Njóogu
baax na ndax am na gars yi mbokk yoo xamante ni tubaab bi lañ dégg ñoo ngi ci ligne bi. sunu jarbaat yi nekk France ñoo ngi fi sunu Souleymane Boiré sunu mbokk taalibe bi moo ngi ci ligne bi kon français yi baax na passage yooyu dina tax ñoom it ñu mën cee for. waaw moo ngoog waaw moo ngoog macha allah. waaw macha allah. waaw dëgg la c'est mooy li ma doon wax démb rek. démb rek ma ko doon wax. effectivement mooy woote di intervenir. maa ko doon wax te xaw ma ni boobu nekk na soxna si am na tamit la même chose. yëg-yëg bi yëg-yëg bi moo doon ma liir loolu ko parce que xam naa ni sa làmmiñ la doon waxee. démb 2h du matin nga ma woo di wax ak man ci loolu il faisait 2h. il était 2h du matin donc ma xëy gis texte bi ma ne lii moom lañ jógu doon wax ak man. waaw ma xam ne kon montre yu baax yëpp ñoo bokk waxtu. alhamdulilah sant yàlla. macha allah. waaw yooyu yëpp dina yii yëpp comme ni ma la ko waxee rek du ñu jugee ci saison yi dinañ ci def waxtaan spécial ci réflexion xam nga xalaat daal xalaat réfléchir waaw ci yu bëri koroog maa ngi wax Ibrahima Diop waaw léeg-léeg sama jarbaat Adja Faye di nga gis mu duggee foo xamante ni da ngay xam ni am na lu war a déclenché wu léeg-léeg gars yi daal damay gis ne am na yu bëri dañ ko war a waxtaanee te man xam naa ni duñ ci waxtaanee yàlla mën na ci def sutura xam-xam dina ci génn parce que tamit ñun mënuñoo nekk fii sëñ bi di def ay bac plus 4 bac plus 5 xam-xam yooyu ñu jëlee ci université yi di ko sànni ci ngelaw li déedéet c'est pas seulement pour avoir un salaire de 1000 euros déedéet mais dañ ko war a def ci contribution l'islam mooy lan parce que mathématique bi ngay jàng njóogu loolu dalay jox rigueur ak exactitude ak bañ a sàggane ay virgule ak yooyu loolu soxla nañ ko ci l'islam dessin yi Ibrahima Diop di def noonu ñiy jàng science politique noonu xam-xam yooyu duñ ko boolee dajale lépp ñu pompe ci doosu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeex na dañuy am ay ouverture dañuy am ay xam-xam dañuy am ay gis-gis parce que ñun njoogu démb maa ngi la koy junj problème bi ñu am mooy dañ ñoo cloîtré on nous a mis des carcans on nous a mis des chaînes des goulots d'étranglement ay chaînes la ñu takkee mais c'est des chaînes invisibles yoo xamante ni man li ma xam li ma gëm mooy yonent bi rek moo mën a tekki chaînes yooyu man loolu laa gëm man loolu laa gëm pour man yonent bi kase moo mën a tekki chaînes yooyu mais nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu libérer aussi daf ñu jox autorisation pour ñu gëstu pour ñu jàng pour ñu xam pour ñu am ouverture pour ñu am mongook am science iqra la ko yàlla njëkk a wax jàngal donc ñun mënuñoo ñàkk jàng donc foofu la ñu bëgg ñu tëj ci ustaas yi ñu tëj leen ci ay aaya ak alquran ak ay hadis kase dégg nga fekk xam-xam bi des na yeneen a nga fi léegi du loolu kase mooy lijjanti problème yi ñoom xam nañ ko ku ci ñëw fii ci sunu réew yi duñ la poser question di nga xam ni la war ngaa jàng leneen waaw maa la ko wax parce que y a des questions yoo xamante ni barki démb rek sama jarbaat moom may woo di ma laaj ay affaire yoo xamante ni démb borom xam-xamu démb yi loolu prévoir wuñ ko jamono tey la moo koy mën a expliquer te loolu pour nga expliquer ko il faut nga xam tey donc loolu dinañ ci jublu et puis Afrique ñu wax ci y a beaucoup de gens ñoo ngi coow suñu jeunesse bi am na élan bu rëy bu am mais élan bi baax na mais yoon wi du noonu y a un grand élan de patriotisme de réveil africain d'afro optimisme bu mais loolu yoon woowu dañoo war a gis ne ñi ci jaar ñëpp dañoo daanu waaw mais yow sëñ bi yoon woo xamante ni ku ci jaar daanu da ngay wut beneen yoon da ngay wut yeneen pexe gis nga léeg-léeg da ngay gis ko am na benn kii entraîneur bu ñuy wax Mourinho mais day jël joueur boo xamante ni moom la ñëpp yaakaar ku mel ni Messi wala Cristiano Ronaldo mu génn ko ci match bi teg ko ci biti fekk boobu am na lu mu bëgg benn déclic bu mu bëgg ci équipe bi parce que xam na ni match bi individualité mënatu koo gagné collectif a koy gagné te waa ji fekk moo ngi fii ñëpp dañuy jàpp ne mën na lépp
foofu laay waxee donc am na dafa am yoo xamante ni il faut autre chose waaw gars yi ñuy wax ni discours yi neex na am na solo mais c'est des discours politiciens et c'est des discours politiques bokkut ak réalité bi sëñ bi bokkut ak réalité bi te même suñu diine ji démb maa ngi la koy wax fexe nañ ba gars yu bëri nax nañ leen ci léeg-léeg dañuy wax ci yoo xamante ni xamuñ ci dara jànguñ ci dara xam nga maa ngi koy wax toujours c'est un exemple malheureux que je donne toujours am na démb rek ku may wax ne ma dama déglu su benn waxtaan nga koy wax man leen le cas du professeur Sankharé yàlla na ko yàlla yërëm il écrit un livre pour parler de l'islam waaw mais oustaz yi ko yi ci tontu yëpp wax ci wax yu rëy bay dina yéefar la koo ci laaj ne ko ndax liir nga ko mën a liiruma livre bi waaw foo amee information bi mu ne ci presse bi foo ko liiree ci ab journal te kenn amu ci fi mu ne nii ba tey jii ma lay wax ni tey ba tey amul kenn ku bind livre pour tontu ko amul te réciprocité dafa am solo nit du la attaqué ci xam-xam nga ko war a tontoo nit du bindee livre critiqué da nga war a bind livre tontu ko rétablir la réalité mais premier problème bi ñu am mooy ñoom ñooñu di wax oustaz yëpp kenn xamu ci grec kenn xamu ci latin xamuñu gis nga loolu blocage la xamuñu mythologie grecque xamuñu histoire bu latine xamuñu ko daa ma ngoog donc yow tu es bloqué te yooyu nitu diine yi lépp la ñu war a jàng xam ko taxaw suñu jeunesse bi tamit ñu war leen bañ a tënk libérer leen ñu bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag muy nekk sàmm bu mag bi ñu xool qu'est-ce que ça va donner ils ont tout essayé ça n'a pas marché ku ñu yaakaar ba wax ak moom duñ demee ba mu toog ca kaw day xéwlu ah du noonu donc il faut d'autres paradigmes d'autres postulats comme yéen mathématiciens yi li ngeen di wax ah il faut ñu jógee neneen taxawee neneen waaw yàlla nañu yàlla boole dimbali en tout cas no man daal loolu laa ci xalaat daal Ndiogou. sëñ bi noonu la comme ni nga ko waxee noonu la affaire noonu la. kon dañuy gis ne gars yi dañoo xiif mais parfois dañu leen tënk ci ay cartons yoo xam ne tënk ci loo xam ni ba tey. tënk moom daal tënk. yàlla baax na yàlla baax na. waaw bari na de léegi. c'est pas évident waaye nag espérons que toujours solution dina am. te xam naa ne waxtaan bu amee rek moom. loolu du waxtaan amee rek yàlla mën a def sutura. waxtaan bi yàlla moo def kii. yàlla moo def sutura. dinañ ci def ay waxtaan parce que seen assise yooyu ñu def ak ay xawma la nag seen i mais loolu defarul dara programme yomb na tey jii doo woon Ndiogou Mbodj léegi nii mu toog daan ne mais Ndiogou yow xam nga Sénégal li ñu soxla xam nga ni Sénégal lan lañ bëgg santé lekk ba suur am liggéey am sécurité ñeenti la du leneen lii programme boo gis ci ñeenti lay dox lekk am liggéey santé sécurité wasalaam waaw moom waaw loolu yombul problème bi nekkatul loolu du ñuy def assise dañoo war a fexe invité Seydouna Muhammad invité ay njàngaleem waaw ñu toog waxtaane système éducatif bi ñu xoolaat ko système éducatif bi de commencé primaire ba terminal ñu xoolaat ko jàngataat ko gars yi changé nañ seeni affaire bu yàgg ñun ñoo nga ca yoo xamante ni yow Ndiogou xoolal littéraire yi coono yi am xoolal soo demee fu mel ni Maroc primaire lan lay orienté primaire France yi daanaka mongook orienté nan la bu yàgg waaw mais ñun tabaarkalla jël la di la sëf njàng mu dul jeex di la imposer ay programme yoo xamante ne français yi ci boppam sax jàngatuñ ko ay jiida moppasan ak xaw ma yu kenn xamul ay détails yoo xamante ni donc yooyu yëpp dinañ ko waxtaane incha allahu taala on va prendre le temps qu'il faut waxtaane ko à tête reposée parce que fi ne nii jamono bi ma ko bëggoon a waxtaane bi ma ko bindee ba pare damaa xam ne jamono boobu baaxul parce que loo wax rek ñu ne politique la waaw yooyu yëpp te am na yu bëri dañ ko war a revoir xoolaat ko terme yu bëri ñu gisaat ko même ay termes yi gars yi di ñu bëgg a sonle waa askan wi kuy askan wi da ngay dégg ñuy wax loolu de askan wi ñoo bëgg nangam askan wi ñoo ma yab mais askan wi mooy kan yow ñi nga àndal mooy askan wi mais du Sénégal yëpp
tu vois am na terme yu bëri dañ ñu koy naxee waaw yooyu yëpp dañ ko war a redéfiniraat ngir ñu mën a xam fu ñu teg suñu tànk en tout cas kontaan nañ bu baax xaaj Ndiogu macha allah. incha allah alhamdulilah yal na yàlla defar lépp incha allah amiin Mbodj amiin Mbodj. toujours moo dem waxtaan ak yow toujours dana yokk ouverture. ci lu bëree bëri te comme li nga waxtaan ci éducation bi rek man mii jaar naa école français bu nekk Thiès religieux bi nekk foofu. waaw mooy bi nekk 10e. non bi nekk kii bi nekk. carrière wala 10e. non bi nekk côté marché mooy en face CREC. waaw. en face CREC. waaw si. man jaar naa fa mais ñoom seen programme bokkul sax man en fait li ma fa jaar man daf may ouverture. waaw baax na programme bi ñu war a jàngal xale yi. waaw baax na. billaahi mais am na yoo xam ne man dem naa ba université jàng ko mais damaa ñëw foofu gis ñu koy jàng ay xale yu nekk seconde. waaw dëgg la. wallaahi man damaa yëg ma di xool léegi man ci laa xalaat en fait sama déclic foofu la jógee ma ni mais ñun kon suñu programme bi ñuy sëb xale yi man après man xaw ma nu ñuy def man après loolu tax tamit ma jël sama initiative après pour former gars yi tamit ci yeneen affaire li nga xam ne xam nga bañ a xaar nga organiser ay séances d'échange séances de travaux tout ça man daanaka foofu laa amee ouverture de partage de formation yu bari balaa ko amee par rapport ak mbokk yi donc mi ngi na yàlla sàmm rek. mais dëgg la xam nga par exemple je vais donner un exemple très précis. am na ci ñoo xamante ni dañuy am bac am mention sax très bien fii la ñuy soog a travailler avec un ordinateur à Paris musuñ ko sax laal. les expériences que tu fais à l'université ici mais yow fekk na xale yu tubaab bi ñoom ñoo ngi ko doon def bi ñuy def primaire wala secondaire mais yow mënoo leen yem te xam nga léeg-léeg lii nax gars yi mooy par exemple am Ndiogu Mbodj moo fi ñëw Ndiogu Mbodj mais il a une mention ba muy ñëw fii ñi nga gis ñuy briller fii Paris mais c'est des cracks ay bac assez amuñu sax assez bien la ñu am wala très bien wala excellent ñooñu malgré le retard qu'ils ont duñ ñëwee dañuy rattraper wu rapidement. c'est vrai. ah tu vois mais bokkut ak sunu moo tax am na yu bëri daal du ma bëgguma ñu monopoliser kii mais dinañ ko def ay waxtaan spécial incha allahu taala waaw incha allah avec courage dinañ ko jël waxtaan ci. ah si. ah si. ah oui. yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla defar incha allah. amiin xam naa ne moom incha allah moom ce sera kii avec enthousiasme. incha allahu taala incha allahu taala yàlla baax na. amiin pour bañ a monopoliser parole bi rek. ak bañ a jàll à côté thème bi ñu war a xam kii nañ ko. parce que moo tax ma xaaral moom. nii rek incha allah. waaw baax na Mbodj. moom contribution ndaw moom contribution soxna si moom moo yëngal lépp. dëgg la. waaye nag ndax demande est trop profond. dëgg la mais y a beaucoup de choses à corriger. dëgg la yu bari lu ñu war a def defuñu ko léegi à la place ñu ngi fi nekk di wax ay fii la picc mi daggee fii la xar mi naawee tout ça. alors que loolu defalum réew. comme ni nga xam ne yaa ngi koy wax kii. démb sax foofu laa ko commencé pardon xam xel day fàttu. yaa toujours am na mot toujours boo utiliser. nga ni le sensationnel. nga ni ko le sensationnel du indi xam-xam. déedéet jamais. ndax toujours da nga koy wax. démb nag ça tombait bien parce que nit ñi dañoo tombé dans le sensationnel. dans l'émotionnel. dans l'émotionnel waaw. te émotion du indi xam-xam. déedéet. waaw donc mi ngoog donc boo analysé ba ci xam na nga xam ne daal vraiment toujours li ngay wax toujours day ñëwaat. te defee yàlla sàmm. amiin yàlla barkeel lépp. incha allah li ñu bëgg a defee yàlla na ko yàlla mottali. amiin Mbodj Fara. maa ngi jégalu baax a baax. incha allah lu ñu yàlla dimbalee dinañ ko kii bi comme waxtaan wi contribution bi dama bëggoon rek ñu déglu ko ku nekk def ci sa étude bopp suñu yàlla dimbalee nag beneen bis dinañ toog bon ñu jël ko par paragraphe luñ ci am ci xalaat ñu bokk ko séddoo ko incha allahu taala jërëjëf Mbodj. jazakumullahu xayr incha allahu taala. jërëjëf ok alhamdulilah. bismillah. waa kay mbokk yi kon alhamdulilah dégg ngeen macha allah mbokk mi Hadj Ndiogu Mbodj ci mu doon lire benn contribution bu benn mbokk def tabarakallahu muy yéen ñëpp déglu ngeen ko gis ngeen la profondeur de ses idées ma ngoog ak richesse wu xalaat yi dafa mel ni sëñ Omar Doukara moo ngi ci yoon wi Hadj Omar. salaamaaleykum.
waaleykum salaam kon yow la ñuy déglu rek su ko defee ñu soogo kii ba suba incha allahu taala. ñoo ngi ziar Serigne. jërëjëf. di ñaanal sunu Serigne sunu wasila Serigne Mounirou Ndiéguène yàlla nag yàlla may gudd fan ak wér. amiin dañ bokk ko ñun ñëpp incha allahu taala. yow mi nga xamante ni yaa ngi si mission bi tamit ñoo ngi lay ziar bu baax a baax dara jox sa wàccuwaay. jërëjëf. ak képp koo xamante ni rek mi ngi suivre à travers l'internet. sur YouTube Facebook ak d'autres plateformes yoo xamante ni am nañ ko. di am kontante mbégte bu baax a baax si invitation bi. alhamdulilah mën a ñëw contribuer. alhamdulilah. waaye contribuer bi mën naa ñàkk. alhamdulilah. ndax contribution bu Ndiogou Mbodj dugal. macha allah loolu c'est pertinent. lépp la regroupé. Hadj Omar xam naa ni connexion bi la léeg-léeg macha allah léegi mu dellu si ndax moom it xalaatkat la nit ko am gis-gis la très jeune macha allah waaye nag ku yàlla dimbali la réfléchir à beaucoup de choses tamit yàlla da koy ubbi ci xam-xam bi ndax tamit dégg-dégg bu rafet la am ndax day déglu bu baax ba noppi lépp loo xamante ni gis na ni rek war naa mën a rafetal mbir yi rek da ciy taxaw bu baax a baax. ñoo ngi ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu dimbali ko moom it bu baax jàppale ko gën a yokk xam-xamam gën a yokk pas-pasam gën a yokk taxawaayam woy juróom bu jigéen wa dem tamit tabaarakallahu yàlla ko yàlla yërëm te jéggal ko te baal ko te suturaal ko te dajale ko rasulullah woy juróom bu góor tamit yàlla ko yàlla yërëm jéggal ko incha allahu taala bismillah Hadj Omar àggaleel dama doon profité rek pour ñaana laale sa yaay ñaana laale sa papa. alhamdulilah waaw bismillah. amin amin ya rabbi. waaw mu mel ni ñoo ngi doon wax ni contribution boo xamante ni Ndiogou Mbodj apporté na ko regroupé na lépp puisque bu ñu xoolee bu baax annoté naa ko si commentaire ma ni que regroupé na suñu religion regroupé na social regroupé na éducation ak d'autres aspects yoo xamante ni de vie la ci doomu aadama bi si durant parcours vie am yëpp kon donc suñu contribution dina doon loo xamante ni dina suufe loolu ci déggin waaye waaw nga parce que macha allah kooku niveau la doon waxee te ñun waxee wunu lu dul ab dégg-dégg moom niveau la doon waxee yëg-yëg la doon waxee mooy émotion boobu noonu nga xamante ni moom la doon génnee bon dinañ jéem ndax li ñuy waxtaanee am na solo loolu puisque man sax xaw ma woon ni concept bi ak étymologie bi ziara comme que ñun on a l'habitude bu ñu juddoo rek màgg dañuy dégg ziara dañuy dem jël ziara diw dem waaw wala nga nuyu la man lay ziara yooyu noonu rek nañ ci xam mais dëgg la moo ziara ak la moo nekk ci biir ñun xamuñu ko woon voilà kon donc tey amaat nañu njàngat bu baax a baax ci ziara maa ngi ciy am sax gis-gis ma ni même yaa ngi wax ni ziara da ngay déplacé wu dem ziara kenn mais des fois je me dis que même si que yaa ngi toog sa kër sa xol mi ngi branché wu ak kenn yaa ngi koy ziara allahu akbar aussi dafay dund la même chose day doon loo xamante ni dafay réciproque allahu akbar seen communication bu ngeen di dund yéen ñaar spirituel communication spirituelle la waaw spirituel la mu waa min nga koy wax mu lay tontu moom tamit nga mel ni da nga koo dégg nga delloowaat ko kàddu bi loolu aussi gis naa ni min nga lu sew sa boobu xaw ma nan nu koy si loolu lu am solo la waaw min nga des fois da ngay nekk ci yenn situation yoo xamante ni situation yu yéeme la mais da ngay sa xel day dem si kenn rek nga ne xaaral ma
wallu sa bopp foofu noonu ci moom. par exemple nga nekk yenn situation yi nga ne tey Cheikh Tidiane wallu ma dafay mel ni comme si que dafa dégg je peux dire que ni loolu wallu nga yaa ngi koy woo wallu si sa biir xol yaa ngi koy ziar sa biir xol du coup concept boobu aussi maa ngi koy gis. maa ngi koy gis bon mu doon lu am solo. aussi dinaa def benn parenthèse ci li nga xamante ni si vous nous le permettez. bien sûr bismillah allez-y. le massacre de Nouvelle-Zélande. waaw bismillah. nga xamante ni mi ngi voilà métti na ñëpp koo xamante ni nit la. wallaahi mu doon koo xamante ne am na xol. même pas si il n'est pas musulman. lu métti la si xol. wallaahi. mais dafa mel ni si que si ñun ñu ci bëri bokk la grande partie duñ ko minimiser comme si ñun fii côté Sénégal ou bien côté Arabie Saoudite duñ ko minimiser de trop puisque dafa mel ni Occident dafa jël daf noo yàgg dina pousser dinu imposer ay gis ay massacre ba nga xamante ne léegi boo déggee lu mel ni du la yëngal. du la yëngal parce que bis bu nekk ñoo ngi dégg massacre fële massacre fii massacre fële nu ñu koy imposer si net bi internet bi nu ñu koy imposer si suñu ay télévision day dem ba xamante ni dootu la def dara. moo tax nit ñi dañuy réagir autrement. nit ñi sax dañ ciy jéem a poser ay questions pour avoir des éclaircissements plus clairs mais da ngay gis ñi ne naan ay bidaalaak nangam sangam da ngeen sox rek da ngay ñaan ñoom duñu xool contenu bi lan la mën a jural ëllëg mais déedéet ils répondent la personne bi nga xamante ni moo def loolu di demander ou bien di ñaxtu mais pas xool ci jàng ci suuf lan mooy dëgëre dëgg acte boobu noonu. waaw. mu doon loo xamante ni mi ngi doon lu garaaw mu doon fléau bu garaaw di ravage di dem kon ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla mi mën yàlla mi am mu jël suñu xol yi nooyal ko ba mu nooy yaatal ko ba mu yaa ba lépp loo xamante ni dal na si kaw jullit yi nu mën ko atténuer bien sûr waaye nu koy jooyte suñu kanamu borom waaye di ko sante yàlla. ndax même bu fekkee ni massacré nañu 50 personnes. Il y a plus de 350 personnes yoo xamante ni dugg nañ ci l'islam. kon boog dañ ciy sant yàlla bu baax a baax. entre parenthèse boobu laa bëggoon def. macha allah sunu xam-xam sorewul ci mbir mi. ñoo ngi delluwaat di tuubal yàlla sunu borom. di toroxluwaat ci kanamam. di sukk di raam ci kanamam. di ko jooytu di ko wax ni. ñun nekkuñu lu dul ay jaam. yoo xamante ni nous sommes pas parfaits. waaye dañuy juum di def ay rëq-rëq ñoo ngi toroxluwaat ci kanamam. ñoo ngi sukk di ko jéggalu. te di ñaan njéggal googu noonu bu ñu jéggalee yàlla bu ñu def ci mukk loo xamante ni daf ni ŋaañ moom sax du la ŋaañ ndax heure boo ko tooñee rek mun la kaay yow sama doom nga ñëwal kaay ñaan ma njéggal la kon yàlla jéggal si saay na boo baatin ñoo ngi torox lu baax si kanamu borom bi suñu bàkkaar yu nu xam ak yu nu xamul yu nu bokk def ak yu nu wet ak def ngaw di sant bu baax seen di la gërëm aussi puisque li yombul puisque jiite dafa metti mais jiite ñoo xamante ni ay jeunes la moo gën a metti te jiite ay jeunes yoo xamante ni yaa ngi leen di suivre di leen topp de A à Z pour nu bañ a rëkk benn yoon tamit dafa metti raar na ngay gis benn guide boo xamante ni dafay topp ay disciples de A à Z mais toujours yow yaa ngi xool nan ngay def ba nu gën a améliorer wu spirituellement
mais di gën a xool na ni améliorer intellectuellement ak socialement loolu c'est très important kon je tenais à vous remercier di ko wax nag ci turu mbokku fuqara yëpp ak jeunesse yëpp yoo xamante ni jeunes yëpp noo xamante ni dañoo aspirer doon nit ku baax bëgg lu baax waaye di ko roy ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax jigéen. jërëjëf jazakumullahu xeyran Haj Omar macha allah xam naa ni yow daal moom yëf yi dañ koy yemale fii rek benn yoon waaw lépp rafet na baax na parce que sa ñaan gu mujj gi rek moom tabarkalla waaw yàlla dégg la yàlla dégg la te li ci gën a neex mooy wuutu bi nga ci wuutu jullit yëpp muy lu rëy waaw am na wax yoo xamante ni léeg-léeg doo ko déggee li muy def ci sa xol yàlla rek ko koy xam waaw waaye sa ñaan gi nga ñaan xam naa ni xol bu fees ak jaxasoo rek moo tax sax nga wax ne yow sama doom nga ñëwal waaye sama jaam la nga bëgg a wax xam naa loolu waaw waaye nag waa ji yonent bi wax na ko sallallahu alayhi wa sallam nee na waa ji dafa réer la gëlleemam waaw dem bu wër ko ba tas découragé tëdd ci ab garab di nelaw mu yeewu rek gis gëlëm gi taxaw ci wetam mu daal di jug daal ne yàlla maay sa borom yaay sama jaam waaw ndax mbégte loolu dinay am waaw kon nag ngëlëmte loolu ci yàlla loolu jara sant yàlla la waaw dafa am benn mbokk bis waaw ba mu demee feebar na ma ñetti fan waaw dafa ñëw ne ma sëñ bi ñaanal ma njub waaw loolu dafa rëy de waaw sëñ bi ñaanal ma njub waaw ñaanal ma njub waaw moom xamul sax li xew waaw wax na soxlaam dem waaye man feebar na ma waaw loolu dafa fort njub waaw est-ce que yal nañu yàlla dimbali waxtaan daal foofu lañ koy yemale incha allah lépp rafet na yal nañu yàlla boole jàppale bu subaa ñu ñëw dem ci yeneen point yi ci wàllu ziyaaru yonent yi ak gaa yu baax yi beral yonent bi ziyaaram sallallahu alayhi wa sallam incha allah dinañ tamit leeral tamit nan la ñuy ziyaare yonent bi ku fa dem nan nga ko war a ziyaare nan ngay ziyaare saxaaba yi nit yàlla yi tamit ku dem seen raw du noo leen ziyaare problème yi ci am léeg-léeg yenn njuumte yi ci mbokk yi def te xër rek a tax waaw xër rek su ko defee dañ koy dindi rek ñu may ñëpp jàmm parce que léeg-léeg nga gis tamit ñuy acharné wu naan dañuy bokkaale yàlla dañuy nangam ak dañuy nangam fekk xër rek la léegi nag duñ ko corriger rek jeex na duñ xamee ni ñuy ziyaare rek daanaka dañuy noppal waaw donc xam naa ni Omar dañ ko yamale fii rek touché nga ñëpp la seen xol yi dellu ci seen i bàkkaar dellu ci seen diggante ak seen borom xalaat bàmmeel xalaat ëllëg dëgg yàlla waaw xalaat xam ni war nañoo tuub jublu ci yàlla waaw touché nga ñëpp macha allah yàlla ñu yàlla boole dimbali kon daal mbokk yi yëf yaa ngoog wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah jaa ngeen jëf barikallah so macha allah alhamdulillah